mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ñu ngi rafetlu baax seen ànd ak Ferlo FM 94.0 Daara ak www.jolofactu.com ñi ñuy déglu ci département bu Linguère Jolof gi yëpp ba ca bitim réew ñu ngi leen di ziar di leen gërëm bu baax ci déglu bi. tey mbokk yi ñu ngi wéyandi seen émission pencum Jolof nañ ko baaxoo di ko ànd ak yéen am ci mbégte bu baax dalal ci El Hadji Cheikh Mbengue El Hadji Cheikh Mbengue nag moom mooy yor kaddu ki nga xam ne kii moom mooy muxaddam bii di El Hadji Abdoulaye Mbengue bu Mbula waaye moom ci boppam tamit lu jëm ci li nga xam ne moom mooy wàllu liggéeyam éducateur la spécialisé ci lépp loo xam ne jëm na ci aar tout tànk yi ci ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu yoon loolu lépp des na ci daal di ñëwaat ak moom ak lu jëm ci li nga xam ne mooy premier adjoint bu maire bu Mbula bi mu doonoon laata muy tekki ndombal tànkam loolu bokk na ci waxtaan wi kon El Hadji Cheikh Mbengue ñu ngi lay nuyu ci seen émission pencum Jolof am mbégte baax dara la ci. jërëjëf Dame auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa xulafaa'i man ihtada bi adihim ila yawmi din asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Dame maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yi seen rajo rawatina ñi nga xam ñoo koy déglu ci niveau Ferlo di ci profito di nuyu kilifa diine yi nga xam ne yëpp ñoo nekk ci Jolof rawatina waa kër sama maam Góor Sané Niang nuyu xalif bi Cheikh Fati di nuyu sama nattangoo Cheikh Asta nuyu sama mag Alaaji Niang nuyu waa kër sama maam Alaaji Daouda Dia nuyu tamit waa kër sama maam ca Doxobe Njaga Njaay ak njabootam nuyu waa kër sama maam Thierno Amidou Ba ca Koyli waa kër Thierno Amad Niang waa kër Cheikh Adramé Ndogonu waa kër sama maam sama baay Alaaji Ba Baxaw ñëpp daal maa ngi nuyu ñëpp ko defee di sant yàlla baax a baax di la sant ci occasion bi ñu jox ñu mën a waxtaan ak suñuy mbokk waxtaan ak sénégalais yi leeral tamit yenn yu bëri yoo xam ne peut-être nit ñi ñu ngi koy xaar ci ñun. oui bu ñu déggee sa nuyoo bi dañ la ko nangul dans la mesure que ne kenn ku ne xam na ne yaa ngi joo sa loxo ci wàllu politique waaye tamit da ngaa yor kàddu njaboot ak kilifa diine gu mag a mag di xadam bu mag bi di El Hadji Abdoulaye Mbengue alors lan moo nekkoon diggante moo kilifa diine yi nga xam ne ñi ngi nekk ci Jolof ndax ñi ngi nuyu ñii ñëpp kenn ku nekk xam na diggante bi nga xam ne moo doxoon ci diggante moo El Hadji Abdoulaye Mbengue. waaw xam nga mag ñi moom dañoo xamante woon maanaam ku nekk xamoon na sa morom cëram da nga ko doon jox tamit cëram ñu àndoon ci ànd bu rafet di ormalante ku nekk wàcce sa morom wàccuwaayam xam nga Jolof boo seetee ci wàllu mag ña fa nekkoon démb maam Góor Sané Niang moo ci magoon moo njëkk a ñëw foofu ci Jolof même boo seetee gàmm yi sax moom moo fa njëkk def gàmm boo ci jógee tamit suñu maam Alaaji Daouda Dia radiyallahu taala anhu moom tamit bokkoon na ci moom magoon sama maam ñoom ñett ñoo nekkoon mu xaddam yi gën a mag yi nga xam ne ñoo la Seydi Hadji Malick tegoon Jolof waaye dañu doon demlante façon bu rafet parce que boo seetloo dégg naa maam Góor Sané dafa waxoon ne su génnee àdduna na ko Alaaji Daouda Dia taxawee wala Alaaji Abdoulaye Mbengue far yàlla def li yàlla def ñoom ñaar ñëpp benn jour ñu décidé woon dañuy dem seeti ko far mu nelaw jour boobu ñoom ñu taxaw ko maam Alaaji Daouda Dia bi mu génnee àdduna sama maam moo ko taxawee du ko defee kon loolu mooy li nga xam ne lii moom la mag ñi seexoon boo ko yaatale ba ci maam fi gën a jege tey muy maam Thierno kuy di Alpha dafa nekkoon koo xam ne ki tamit macha allah terangal seq na sama maam ba dem tudde sama maam doom yàlla def na même góor gaañoo at yële pass donc loolu la mag ñi seexoon bokkoon l'islam bi bokkoon njaboot gi nekkoon benn di dem lante dikk lante ormalante loolu mooy li nga xam ne moom lañ xamante ñoom ñun ñi fi yàlla def tey tamit ñu yore seen liggéey loolu lañ fas yéene ci ñoom incha allah. oui laata ñuy door wala gën a xuus ci waxtaan wi danañu bokk li nga xam ne lii moom mooy métit bi daal ci réew bu Sénégal gi yëpp di génn ak àdduna El Hadji Sidi Lamine Niass loolu tamit képp koo xam ne kilifa diine nga ngay kilifa aada nga yëngu ci wàllu politique am na kàddu goo xam ne gi mën nga ko yëkkati jëmale ko ci El Hadji Sidi Lamine Niass. kooku maa ngi lay sant sax bi nga ma fàttalee parce que tamit moom laa waroon jiital mooy di jaale waa Léona Niassène jaale waa Kaolack yëpp macha allah nit ku mag kooku woon. muy Sidi Lamine Niass nekkoon nitu diine nekkoon patriote nekkoon nitu dëgg koo xam ne kii réew mi rek moo ko ñoroon lu am solo mu jàngal ñu ko ñun ñi nga xam ne dañoo bokk ci këru diine mooy danaan teg mantoom chef religieux am fële dana am na ko wax ci xew-xew na dafa leen bàyyi woon wàllu diine ji moom dem ci wàllu liggéey bi moo waral groupe Walfadjri bi nga xam ne bi tey
moom la taxawaloon te journalistes yi gën a mag ci réew mi yëpp presque yëpp fa lañ jaar donc kon bu génnee àdduna c'est une grande perte pour le Sénégal parce que nag nit ku ñeme woon dëgg nekkoon ci dëgg tamit di ko doxal moom la Sénégal ñàkk kon nag ñi ngi koy jaalee umma islamique bi yëpp di ko jaaree tariqa tijaniya di ko jaaree waa Kaolack di ko jaalee surtout groupe Walfadjri di ko jaale presse bi yëpp te di ñaanal yàlla rek œuvre am yàlla na continuer parce que nag loolu moo ci am solo nit bu amee lu mu daan def lu baax li gën tey mooy même bu fi jógee tamit na ko ñoom nekkaloon nammatal leen ci loolu nampatal leen ci loolu ñu mën a fexe nu ñu ko mën a sauvegarder kon ne yal na ko yàlla xareel jàll. alors ñu ngi ñaan suuf si lew na Niassène woyof ci koom moom El Hadj Sidi Lamine Niass mais xam naa ti El Hadj Cheikh Mbengue boo yemoon ci kurus gi tamit yor rek kàddu njaboot gi tamit xam naa ne da nga mën a dimbali ñu bëree bëri mais ni nga ko booleeg wàllu politique tamit xëy na ñenn tamit danañ wax ne lan moo ko ci dugal dëgg-dëgg. waaw xam nga man dama commencé def action politique man action politique xam nga action politique du benn. action politique laa commencé woon def en 1993 par des circonstances nag yoo xam ne yi sama gëm-gëm ci wàllu diine fa ma bokkoon moo ko waraloon. muy lan boobu. xam nga 93 mooy élection yi jaxasoo ni nga xam ne moo fi amoon diggante Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf mais fam lu ko jiitu ci loo xam ne li peut-être dafay xaw a gudd pour mu indi ko maanaam diggante Serigne Cheikh ak Abdou Diouf la woon ci ay kaddu yu juboon. wala boog ay ñu ne àndoon Abdou Diouf yëkkati woon ko jëmale ko seen Cheikh mu méttoon Serigne Moussa jël position def conférence bu mag ca Thiès conférence bi ne la ca topp mooy dafa jël pour comme que kii mi ngi xeex bàyyam moonte mu taxaw seet nu ko fi jëlee moom Abdou Diouf mu ñëw ji ànd ak Ablaye Wade ñun tamit ñi nga xam ne dañu bokkoon ci daayira bi ñu doon ànd ak Ablaye Wade di ko jàppale 93 élection am seen Cheikh moom laa dégg mu ne élection yi Abdou Diouf ga ñëw ko woon waaye Abdou Diouf toog ñu jóge fa dem élection législative yi élection la ca xew mooy deewu Babacar Seye ba nga xam ne bii tey ba tey kenn xamul leerul donc ñun am na information ci am mais ba tey jii kenn leeralu ko donc foofu lañ njëkk a commencé def boobu. ci am mooy loo xam ne lii xëy na nen mën na koo doxal pour gën a xam mbir yi ni mu demee. waaw liñ wax dañ indi ci wàllu ñi ko rey loolu moom ñëpp xam nañ ko dégg nañ ko waaye réellement est-ce que noonu la demee. mais yow ban information nga ci am beneen. non li ma ci am mënuma ko wax ci fi mel nii. oui parce que Babacar Seye ba tey leeragul. waaw ba tey leeragul mais man mënuma ko leeral ci rajo ci mel nii am naa ci information yoo xam ne ay kilifa jàppoon bay nañ ñu leen. waaw voilà xam nga loolu rek ay mbir la yoo xam ne am na ñi ngi ko jàppoon bay nañ leen. ak façon nga ñu leeral ko yow. ak façon bi ñu leen bàyyee mais pour la postérité serait bien que ñu leeral ko. alors yan piste nga yaakaar mais gëmu mu leer. yan piste nga yaakaar fa la ñu war a mën a jaar ak lan moo tax gëmutoo mu leer parce que justice fi am. gëmu mu leer parce que déjà amnistie nañ. xam nga infraction bu ñu ko xasee ba amnistie kenn doo ci dellusiwaat amnistie mooy loo xam ne lii Assemblée nationale dafa wote loi bi ne bu ci kenn waxati effacé nañ ko. loolu dootu leer yàlla rek sinon ca kaw lay leere foofu moom dina fa leer moom bu ñu demee ëllëg. li wote ma dina fa leer mbirum diine xeexal sa tarixa donc moo la dugg ci wàllu politique. waaw bokk na ci loolu moo ma ci dugal ma jël position parce que tamit jamono boobu toujours mooy injustice rek ñun jamono bu nekk bëgguñu injustice. donc loolu bi ñu demee ñu dem ba maintenant 1998 fekk 96 sax jàppale lañu ànd nañoo PS ci élection Khalifa Sall mi tey ci Grand Yoff donc ñu dem ba 98 maintenant Serigne Moussa s'est créé PUR Parti de l'unité et du rassemblement parti boobu ñun si lañu contribuer ci élection 2000 yi dama doon siéger ci wàllu commission d'inscription yi. ba ñu fa jógee man maa nekkoon plénipotentiaire u daayira bi fii ci niveau Dakar maître Abdoulaye Wade si la njëkk a toogee ak moom këram donc loolu continuer lu ko ne ba 2000 élection yi ñëw Abdoulaye Wade gagné gannaaw bi ko sëriñ bi jàppalee ci nga xam ne ñëpp ñu taxaw ci nag macha allah léegi nag bi loolu passé parti PUR dafa entré en veilleuse sëriñ bi da ko teg waxatu ci dara léegi nag pour résumer rek ñu dem ba 2007. sinon 2006 Ablaye Wade tëj Idriss Seck bi Ablaye Wade tëjee Idriss Seck man ci ñi xam xel li xam ne lii politique gis la woon mais tegutoon fenn ma bokkoon ñi nga xam ne dañuy wax ne su Idriss Seck génnee damay ànd ak moom jàppale ko ci wàllu politique. loolu maa ngi koy fàttaliku sama waay Maguette Ndiaye keroog ñoo ànd ñun ñaar fekk boobu Aliou Ngaye dafa jógee Màkka ma indi ko sama oto bi ma ko indi sama oto bi ma ñëw ci yoon bi oto bi am problème. Maguette Ndiaye yore oto bi mu yoroon jamono yooyu en tant que gérant mi tey mu di ma yóbbu daara ñu dem ba ci yoon bi oto bi encore panne ñu woo te mécanicien yi di ko xaar ci àll bi di doxantu noonu ci gannaaw dàgga keroog fa la ñu waxante ñu ñaar ñun bu Abdou Idrissa génne ñu ànd ak moom jàppale ko ci wàllu politique. lii moo waral suñ dugg ci réew mi ñu dugg ci parti réew mi ak li ci xew yëpp élection 2007 législative yaay yëpp ak yi ci topp. man nii laa nekk ci réew mi. ba 2009 ñu dem élection ñun kese nekk am 3 conseillers donc.
di dem ba li ñëwaat élection 2014 yi ñu dem ci coalition nekk adjoint au maire donc lii moo sama trajectoire politique lii la. d'accord oui mais xam naa am na solo ñi koy xëy na ñi ñu topp sax ci waxtaan wi gis nañu booba li xam naa ñaari at mën na ko mais gis nañu déggoon nañ fi nga jaar ci wàllu politique mais sa politique bi ci ëppoon xam naa mooy au niveau national au niveau international mais léegi nag da nga def politique de base def au niveau départemental ci Jolof loolu ti lan moo waral léegi nga tàbbi nag ci biir Jolof. xam nga maire bi nga ko invité bi mu bàyyee renouveau dafa wax ne moom kese moo dem élection. muy Goriba. waaw. loolu la wax foofu mu ne moom kese moo dem élection gagné élection yi lii ma lay wan nii mooy wax ne c'est faux. Alliance pour les locales l'URD Rewmi et le PDS en cœur à Mboula. kii def naa Samba Xëri Ñaay moo ko bindoon. kon alliance lañ demee woon mais moom kese moo demoon élection si lañ gagné ñu def ma premier adjoint au maire. xam naa kon dinaa fàttali ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ne li gën a sabab li nga xam ne mooy suñu waxtaan wi tey wi lay bokk na ci li nga xam ne lii moom mooy kàddu yi nga xam ne maire bu Mboula Goliba yëkkati na ko seen émission bi ñu génn ci pencum Jolof comme yaa nekkoon premier adjoint tekk nga sa ndombal tànk li mu ci wax ñun ñëpp dégg nañu ko nga bëgg ci indi ay leeral. nga bëgg ci indi ay leeral pour la postérité. dama bëggoon na wax la benn parenthèse mu ubbi ko foofu sama démission dinaa ci ñëw mais dama bëgg a wax ne moom yi may wax nii di ko wax moom di ko tontu jamono yële paase avant may dem Makka suñu bàyyi góor gi Thierno Amidou dafa feebar ñëw fii Dakar. bu Koyli Alpha. ma dem seeti ko Medina kër seen Mountaga Tall bi ma demee gis fekk fa sama mag parce que mag laa ko jàppe Moustapha Ba bi ñu waxtaanee bay génn. deuxième adjoint parce que sama nattangoo la porte parole famille Thierno Amidou ma di ko leeral lan moo tax ma démission mais dafa ma ñaan ne ma li ma lay ñaan mooy bul def déclaration ma ne ko may naa loolu. mais charte bi ma koy doon waroon posé mooy moom bu mu wax dara jëmale ci man boo mënoon naa toog du ma ci wax. mais li toll démission gan nga bañoon nga bëggoon a toogaale lépp bañ a wax dara loolu tamit mënut a nekk. waaw dëgg la mais xam nga am na loo xam ne lii dafa rafetul te ñun dañoo yar ci wax ju rafet jëf ju baax jëf ju rafet ñun ci loolu la ñu yar mais am na loo xam ne lii lay naqadi dëgg lu bon maanaam boo ci duggee. foo jaar wax loo xam ne lii dafay touché ñenn ñi te afam ñoo xam ne Jolof li leen intéressé mooy diggante yi rafet relation yi rafet mais bëgguñu lu ñaaw moo tax mu ñaan ma loolu. ma mayeen koo tamit ci jamono boobu mais charte bi nag mooy ne kii ne bañoon wax dara mais tant que ne mu may attaqué di ma tooñ. mais tooñ nga ko jàppee wala leeral. mais tooñ laa ko jàppee daf may tooñ parce que su ne mérité wu ma nekk conseiller ma premier adjoint maire man bi may dem élection man sama oto laa yore woon di ci def sama carburant ñii àndi di wër di campagne bi ñuy dem élection dama toog posé ko ay conditions gannaaw moom ba ma toppee juróom-benn weer ci ma ànd ak moom xam nga loolu du ko wax ci public dinaa ñëw ci dara ñëw bu ñu am fii Dakar. absolument ci suñu xam naa ko man ak moom. oui yéen ñaar yu ñu convoqué woon. voilà pour jibalu leen sa kanam mag. mu noonu keroog wax na fii carrément ne topp na ma man 6 mois pour ma ànd moom dem élection. xanaa ki la topp 6 mois pour nga dem élection kay xam nga ne am na njëriñ ci nga ànd ak yow su amutoon njëriñ ci ànd ak yow doo ko topp juróom-benn weer koo ko topp xam nga tamit ko am woon résistance. mais non moom bañu loolu de ànd na ci li nga xam ne li mooy ànd ak moom mais xëy na conseil yi nga xam ne moom la ànd ak ñoom ñoo bëggutoon xëy na mu def le premier adjoint. damay ñëw tuuti rek. dama la bëgg a leeral c'est important à apprécier parce que déglu ko comme man. dama la bëgg a leeral ñu dégg naa ko baax a baax loolu c'est faux d'abord loolu c'est faux mais mécanisme bi ñu tànnee. dinaa la xar ñi loxo gaañi pour ñu def premier. damay ma tuuti rek dama la expliquer man de schéma laa jël bu logique boo ma dégloo rek dinaa la leeral lépp yaa may dégg kon dama bëgg a leeral loolu ne moom moo ma toppana juróom-benn weer pour ma ànd ak moom yaa may dégg saraxul nag topp ñu mu xam pour ñu wax ma ànd ak moom mu dem billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa soxna buri ma ngi ca këru dëgg Aliou Ngaye ngi nii tey bu fekkee ne boo demee ci moom sama soxnaa ngi nii tey amul comme demut ñoom ne leen wax la Cheikh dañu ànd man nag ba may ànd ak moom pour am opportunité liggéeyal sama gox moo taxoon ma ànd ak moom ma dem cadre mu posé ko samay condition na ko nag juróom-benn conseil laay am mu nangu ko ñu dem élection ma jël sama xaalis def sama oto ñuy campagne ba lii am kon xam nga kon bu dee contribution ci victoire bi man contribuer naa te kenn gënumaa contribuer kon sur le plan résultat bi ñu am man am naa mérite pour nekk premier adjoint bi ci des mooy kër bañ ne suba la élection yi tànn bureau bi këram lañ fanaan
man fanaanu fa sax nag mais ñu bëri fa lañ fanaan fa lañ waxtaanee ci naka lañ tërali bureau bi ba ñu reeree ba pare am nay mag Moussa Sy Abdou Dior ñoo dugg ci néeg génn proposé moom maire man premier adjoint nit ñi tàccu kon du moom moo proposé kenn loolu kon na leer benn ndax am naa mérite pour mën a nekk adjoint wala déet boobu mooy benn bi ci wàllu fi ñu jaar ak ñi proposé nit ñi pour ma nekk maire loolu c'est important. Deuxième étape bi mooy nit ñi bi ñuy tabb bureau dañu am yaakaar man sama ànd ak moom waxuma la Mboula de mais billaay Jolof ñëpp ci amoon yaakaar damay dajeeg samay nit ci niveau dëpp ñu ne Mboula kay am seen bureau bi moom macha allah. yow tamit amoon yaakaar boobu. mais bien sûr parce que bureau boo xam ne bii ki ko nekkoon na maire man may nekk agent de développement adduna bi xam ko moom bu ko bañee boobu bañee dinaa ñëw ci li mu wax ci affaire CSV dégg nga Moustapha Ba ku nekk xam ko macha allah muy ab jàngalekat nekk aussi porte parole famille Thierno Koy ñooñu bu ñu seexee bureau nit ñi mën ci am yaakaar te yaakaar yooyu nag commencé woon nañ ko sax jëmmal parce que man ñoom dañ maa def non seulement adjoint au maire mais def ma aussi commission décentralisation maa nekkoon président bi parce que gis nga daam soxor baaxul mais nit ñi xamante ne man au niveau de Mboula ak niveau de feneen man li ma capable ñu bëri xam nañ yaa may dégg ñu def ma nekk décentralisation nekk premier adjoint bañ ma ko defee la ma njëkk a def mooy liggéey moom laa jógte liggéey bi la ma ko njëkk a commencé mooy li fi yàqoon moom te mu yàqu ma jéem a seen nu ñu ko defaree. te mu yàq ko moom. moom mu yàq ko moom. lu mel ni lan par exemple. CSV par modestie laay wax ne fax moo leen indi Mboula mais man maa leen indi Mboula samay démarches. comment mooy bi ëmboon xeer gi. bi ëmboon xeer gi comment. fax maa nekkoon secrétaire général bi en 1900 depuis ñu créé ba léegi bi ñu ko créé en 96 léegi dañu wax dañu organiser dañu def benn organisation revitalisation des vallées fossiles séminaire ñu def ko le 16 et 17 décembre 1996 xaw ma 17 mu nekkoon occasion non seulement pour que nit ñi xam fax mais aussi pour que revitalisation des vallées fossiles bi nga xam ne Abdou Diouf créé na mission d'étude et d'aménagement des vallées fossiles ñu nekk un mouvement d'avant-garde pour que population yi mën a jëriñu ci ndox mi. lii moo tax ñu sos fax ba ñu organiser séminaire bi man en tant que secrétaire général maa doon distribuer lettres yi d'invitation mu ñëw Daara Jolof fekk fa Madiaw Kandji en tant que chef de serre mu jox ma liste ONG yi intervenir yëpp ci région Louga CSV bokk ci ma dem Louga quartier gannaaw gouvernance surtout yooyu fa la ONG yi nekk ma dem fekk fa ku ñuy wax Pierre Barioli moom laa jox invitation bi keroog mu ñëw pour mu fekk ci séminaire bi c'était en 96. yaa may dégg ñoom si liñ ñëwee ñoom ak waa Accra beneen ONG la bu nekkoon fii ci Papa Gueye Fall ku ñuy wax lii leen Petri nekkoon président bi ñu intervenir ci séminaire bi bañ paree comme que ñu liñ bëggoon mooy bu ONG yi pare intervenir Mboula effectivement CSV intervenir Mboula keroog bi ñuy def séminaire bi PS keroog si ñuy def seen investiture yi si lañ tabe Moussa Sy mu nekk maire mu nekk président communautaire donc 97. bi Moussa Sy ñëwee maa ko présenté CSV li leen Petri ak Pierre Barioli maa leen présenté Moussa Sy. kon yaa fi indi CSV. CSV maa ko démarché man ak fax mais si man la jaar kon xam nga ni mu ne mën naa ne jaw ni ne ko ma conseillé non ne ko ma conseillé mais diwul ni fax bi moo tax ñu indi fa kii donc noonu la mbir mi demee. alors CSV bi ñu intervenir indi fa xaalis bëri nag après FRAO ñëwee xaalis bu bëri ay projets yu du jeex. mais ba ñuy dem dañ faa bàyyi oto ab 4x4 Toyota ak ay matériel informatique mu sàkkal ko pexe moom. ah oui. maa la ko wax ba loolu amee Cissé merci Mamadou Cissé suñ goro nga xam ne moo takk tey jabar mi ngi dëkk Mbayawa jabaru doomu tëddi moom moo wax ne tant que Goriba mi ngi nekk maire Mboula dootu fa liggéey ma jël def délégation benn ànd ak Moussa Sy ñuy dem Louga yendu ju fa toogal Cissé waxtaan ak moom convaincre ba Cissé d'accord na day ñëwaat léegi bi Cissé d'accord na day ñëwaat dafa wax ne bind leen ay lettres yaa ngi nii ne ma da ngeen di bind région Turan bind maire Turan bind président CSV su ngeen leen bindee ngeen yónnee ko maanaam maire bi bind leen yónnee ko lettres yaa ngi nii maa ko defar en collaboration ak Cissé bañ pare ma envoyé ko moom Cissé jox ma seen adresse email ma envoyé ko moom pour mu war leen envoyé pour ñii intervenir at Mboula
mais ba tey ba sànq amul suite déggatuma dara mi ngi nii xam nga lii lu amul seede baaxul lettre yaa ngi nii. da nga jàpp ne partenaires yi dañoo génne seen loxo ci Mbula parce que guri boobu moo tax. mais bien sûr CSB dafa waroon ñëwaat xam nga CSB waxuma la CSB ñëwaat mais gis nga union bi ne bi mutuelle bi amee problème union bi nga xam ne bi moo taxoon na moo doon jàppale gars yi ay temps mais am benn jour ñi di assemblée générale Mbaye gars yi xeex fa ñoom fa lañ jógee bàyyi union boobu keroog sama kanam Cissé wane leen pour que ñoom ñu dellu si waat Mbula jamono yooyu ñu ngi doog a jot seen agrément waa ji ne leen ñu ngi doog ñu si agrément nañ tuuti union boobu dañu ñëwaat pour ñu dekkalaat mutuelle bi waaye mbir yi fii la yem kon benn man ndax mérité naa nekk adjoint wala déet benn baa ngi nii mooy waa CSV. deuxièmement toppatool naa fii ay invitation xam nga dégg naa kenn nga wax ko Maroc mais du Maroc Tunisie la pour ay partenaires yoo xam ne ils nous ont invités pendant 5 jours en Tunisie pour ñu discuter ak des organisations la invitation yaa ngi nii bii bosam la pendant 5 jours pour que ñu dem Tunisie liggéey ak ñoom pour ñu ñëw intervenir bokkoon na ci li gën a am solo mooy affaire électrification avec industriel bi jamono yee ma nga ci Italie du Nord sa jabar ja ma woo ko téléphone wax ko yónnee ko invitation yi par email mu ne amuñu xaalis buñ passé moo tax demuñ. bu ngeen passé pour dem Tunisie. waaw te ren ñooñu 5 jours maintenant pour discuter ak ñoom pour mën a seen nit ki donc voilà bi ci des mooy FRAO maa liggéey ak ñoom ba ñu defar convention mi ngi nii lu amul seede baaxul convention de collaboration pour dellusiwaat Mbula ma ànd ak man ak moom ñu dem mu signé convention bi. ba ñu signé convention yi ba pare maintenant ñu ne léegi naka la ñuy def ba liggéey pour maintenant ñu commencer par un projet bi sama benn xarit bu ñuy wax Birame Faye moom laa ci liggéey ak waa FRAO yi keroog bañ ko njëkkee commencé moom ñu ñaar ñoo ànd dem fa ñu tërën dañu projet pour Mbula mu ne leen moom mën naa liggéey ak ñoom projet bi maa ci liggéey projet baa ngi nii c'est un montant de 586 827 $. commune Mbula ak commune Afia ci Guinée ñoom la ko FRAO bokkoon aussi waa moom lañ ko soumettre pour mu financer ñu projet bi mi ngi nii liggéey naa ci ak moom ba projet baa ngi nii mais yàlla li muy def xaw ma ndax heureusement la wala malheureusement gars yi financé wuñ ko mais imaginez tey. mais loolu la nga yaakaar ak ci la faute. mais lii moom yàllaa ko dogal ñàkk financement bi mais dama la bëgg wax ne la man possibilité yi ma amoon pour mettre ko contribution Mbula pour ñu développer man j'ai tout fait. mais lan moo ko téye. non manque de collaboration. mooy waral sama démission. mais benn rek nga wax ne Tunisie bëggoon ngeen a dem mu ne amul paas. waaw mais à part yii yëpp xëy na. mais FRAO la moo tax doxaatul parce que jàppalante bi war sama jàppante moom man maa fay dem FRAO man liggéey naa fa 5 ans donc su ma bëggee ñun ñu financé dañuy financé mais comme que man écarté na ma du ma yëgal dara di ma xeex naka laay def. d'accord écart bi mais écart bi kañ la commencé parce que biñ lay njëkk a def daanaka premier adjoint seen diggante neexoon na def nañ ci benn émission ci diggante bi nga défendre ko ci yu bëri yoo xam ni jël na ko ci mairie bi. non défendre ko lu bëri ci mairie loolu moom c'est relativisé daam. parce que mais suuf si parce que. non suuf si dinaa ci ñëw. coow li nga xam ne moo am bañ tëj ci ay nit loolu lépp yaakaar nga ne da nga jàppoon ne c'est normal parce que dañoo war a jaay li nga xam ne moom mooy suuf si wala état domaine national. xam nga suuf si Serigne Ndiaye interpellé na ma ci man suuf si. man jàng naa affaire de droit donc yéene mañ ca amoon mooy ñu fexe ba xam nga Mbula dafa nekk enjeu bu mooy toujours on se met dans la perspective dex gi dafay ñëwaat bu dex gi ñëwaatee dina bëri la xewoon Saloum la xewoon vallée bi ay nit ñëw jënd suuf baykat yi du ñu amati dara man yàlla xam na ni ba ñuy xalaat 30 000 francs man je pensais surtout plutôt pour ñi nga xam ne ñi dañuy jóge fenn ñëw ñu bañ leen a jaay suuf si lu yomb maintenant waa dëkk bi baykat yi nekk ci Jolof nekk commune Mbula man sama wax démb mooy sama waxu tey ba affaire bi coow li amee benn ngénte am na ñangeen keroog daje naa ñu ci jàkka ji wax leen ko man dama ne leen jatti maam fi lañ ko fekk mais nañu régulariser suñu jatti maam loolu la régulariser dam Dakar la moo tax lébu yu bari xaalis seen suufi maam lañ jël dem ci ministère yi nga xam ñoo ko yore cadastre ak feneen régulariser ko moom ko tey état bi d'accord ci man loolu laa man sama entendement moo doon nañu régulariser nañu régulariser ku nekk moom fa nga nekk. mais démarche ni nga ko doxalee moom noonu nga bëggoon ñu doxalee ko non. mais pas du tout. mais pourquoi boo nga bokk ci ñi ko wote ñi ko El Hadj Cheikh. non c'est-à-dire xam nga 30 000 yi mën nañ ci discuter 30 000 yi mën nañ ci bañ a d'accord ñi d'accord bañ ci d'accord montant bi loolu je suis d'accord nit ñi mën wax dafa cher
mais principe bu bañ a joxe suuf si kese ni ku nekk ñëw rek jël lu neex loolu je pense que mën nañ ci d'accord ne au moins c'est un montant forfaitaire boo xam ne bii war nañ ko mën a jël fay ko. alors yow lan nga d'accord ci moom ci doxalin ban démarche nga wax man xam nga li ma d'accord mooy jël ay nit tëj leen parce que ña ngay bay ci tool yi loolu moom xam na ne man d'accord ma ci woon. mais wax publiquement waxoo ko fenn. mais écoute xam nga. tëj nañ leen ba génne ba alamaan du déglu la ci. waaw non def naa dama ci def la ma caa def parce que xam nga situation bi muy am dafa am mbulo lu fa xewoon c'est-à-dire xam nga moom comme ni muy liggéey rek ku ànd ak moom mu xeex la lam ci doon def mooy xeex waa ña ngeen parce que ànduñu woon ak ñun man ba mu leen di tëj su ma la waxee ci internet bi laa ko gisee doo ma gëm internet bi laa liir gis ñu ne des paysans de Mboula convoqués à la gendarmerie kuli laa woon nag waaye saa lu xew mun naa yëgul li xew sa waaye dafa porte plainte ay béykat jàpp na ñoom ngañ ak ñoom seen ñoom kii géey ma ne kaa bon nii laa ko yëg man problème bi su ma ci teeloon na maanaam xam nga ñëlee comme que ñoo defoon dañ jàpp dama ànd ak moom lu muy def ànd naa ci ak moom ñoom loolu lañ jàpp moo tax en quelque sorte dañ may féetale borom marginal ma ci côté boobu mais man suuf si problème su ma ci teeloon su ma teeloon ànd ak ñoom duñ leen tëj parce que tëj bi ñu leen tëj ñàkk xam moo tax ñu tëj leen et puis seen avocat bi nga xam ne moom la wax ne moom leen Aliou Ngouille jëleen moo deful liggéey parce que bi ñu leen alamaanee man ba ma jëlee affaire bi en main woo naa avocat bi wax seeg moom mais nam ma waxee laa xam ne moom pour moom dañ ko fay moo tax defu ci benn jéego parce que su déposé woon appel du ñu leen tëj mais dafa déposé woon appel moo tax man ba ma jógee tamit ak samay xame ya ma ci am niveau gu Louga tout ça ba ma fa demee yenn Louga donte fay nañu affaire bi donc loolu laa bëgg mu leer ne man mosuma ànd ak moom ci ñu tëj ma Samba wala ñu tëj ma Dama organisation suuf nag Mbuula da ciy jéemul def dara soo dégloo kamb organiser nañ ay fora war xoox organiser ay fora pour que indi si ku ne indi si xalaat ñu seen naka lañ koy gérer mais Mbuula moom rek mooy gérer réunion conseil municipal dama nekk ñu ne ordre du jour bi affaire bi te Mbuula la ik mooy ne ordre du jour réunion yëpp moom mooy décider kese mais amul benn réunion boo xam ne bi bureau municipal daje na tëral benn ordre du jour ñu ne nañ dox lii. mais lan mooy seen problème dëgg-dëgg bi mu la defee premier adjoint léeg-léeg nga dem yaa ngi fii Ndakaaru moom léeg-léeg mu génn lan mooy seen réeru dëgg-dëgg comme ni nga xam ne mooy Mouhamadou Mbengue laajte na ko lan moo war dëgg-dëgg démission bi. démission bi li ko waral mooy lii xam nga man damaa toog ma dégg ñu ne mi ngi waaj pour bàyyi renouveau. ba muy bàyyi renouveau ba mu demee APR man waxu ceeg man laajuma ko ci tamit parce que ñun suñu Cheikh moo ñu jàngal suñu Cheikh dafa ñu jàngal ne mag ñi ku ci nekk ci ñoom da daan jël benn bayit bu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na tabax sa dund nee na suñu liggéey dafa jëloon inna min husni islami mari tarku ma la yaani maanaam bokk na ci rafetal lislaam bu sa yónnee ko nga génn ci man ma maandu ca loola man dama ñëw mu APR Aliou Ndiaye moo ma ko wax léegi boolewuma ci ay mbiram ma maandu ca. mais c'est pas méchant wala parce que bokku leen parti xëy na ba même fekkee na commune ngeen bokk te moom buy dem ci benn parti mën na faa dem. bien sûr mën na faa dem mais dama la bëgg a wax ne la ñàkk communication gi am lii bokk na ci maanaam c'est pas grave. dem APR bokk na ci lii gën a indi seen jafe-jafe te yëgaloo ko. non du loolu c'est-à-dire xam nga nit bu fekkee man dama la bëgg a wax ne processus ñàkk a déggoo bi ñàkk a waxtaan bi laa de loolal ba expliqué man ñàkkuma rafetlu li mu dem APR ñàkkuma rafetlu li mu ma ko ñàkk a wax am na ci parfaitement le droit mais dama lay pour expliquer processus bi tax. ma dem ba tax ni ma ne kii ak ñàkk collaboration bi am yow nga bokk ci ab conseil municipal waxtaan bi amatul seen diggante yi ñaar ñu waroon a yëkkati teg loolu amatul mbooloo ci boppam du la yëgal dara xam nga dégg naa ne mu ne la lu fa am yëg naa ko c'est faux exemple bi ma lay jox mooy affaire FAO yi terrain yi la si seen périmètre yooyu la man dafa mel ma dem mbéen rek gis benn clôture ma laaj mi sawee lii mooy la ñu ne ma tool bi kii moo ko def commune bi mairie moo ko def man naka bokk noonu laa ko yëgee ak ba nekk boobar nag ak nekk yeneen bi ci des mooy mbob bi muy jaay xam nga Mboula c'est vraiment la gestion informelle mais un maire amul droit di jaay ay mbob. alors mais bu ko jaay dugal ko ci biir commune c'est un organe mais est-ce que dugal na ko ci. est-ce que non mais c'est ça. démission boobu yaa ngi woon ci biir. dara laa ci yëgul
dama la bëgg wax ne leen loolu parce que normalement lu mu mel noonu conseil municipal moo war a daje délibéré. mais am nga droit interpeller ko également. non interpellé naa ko xam nga interpellation bi am na benn waay bu ànd ak moom benn jour dama yow sa waay góor ba da nga koy bàyyi ma def ko neex man xam nga ñëwoon réunion conseil municipal di xulóog moom fu ma toll ci ñàkk a déggoo loolu laa tayaloon parce que nag jëru ko. mais xam nga ne xel ne lépp lu muy def même bu fekkee ne ànd nga ci moom àndoo ci moom boo ci waxul dañ la ci boole parce que nee na ci bilan bi li mu def lépp xanaa peut-être lu mujj lii mais bokk nga ci bilan bi. lan mooy bilan. ah lu mën di def bu baaxee bu bonee gën bokk ngeen. mais lan mooy bilan man ak mbon du ma àndu si. yàq ak mbokk kooku mënu ma parti si bilan moom te moom bilan am amul leen lu yàq mbokk la ñun suñu dëkk yëpp jaxas na leen. ci ban fan. mais dëkk boo dem tasaare nit ñi rek diviser pour régner mën naa la ci wax kaay yu bëri yoo xam ne am na yoo yaa ma leen gën a xam nga yow fa nga dëkk yaa ma gën a xam fu non waxal rek yow am na yoo xam ne man du ma ko tudd du ma ci nekk di ko tudd. mais ñi ñu dégg xëy na danañ wax ne gan lii mënoon na ko leeral. dama ne yàq ak mbokk mooy bilan bi am mais amul beneen bilan bu mu partage tey waxuma Mboula lan la fa indi moom loo xam ne li maire bi moo ko liggéeyante indi ko fa lan la de grande maire de du FAO de te yooyu ñoo fa nekk ak yeneen projet même luxe de même kii bi muy wax mbayoo seen poste de santé bi waaw luxe def ñoo ko fa indi luxe def du moom moo leen démarché man luxe def nekk naa Saint-Louis gars yi ñoom waa mbayoo di ma wax pour ma jàpp ci ñu intervenir n'est-ce pas. ambulance yi fa ñëw ambulance yi du moom moo ko indi ambulance yi ñoom kii école yi c'est l'état xam nga le bilan d'un maire est différent du plan du gouvernement un maire doit faire son bilan ne man lii laay fi indi maa ko liggéey waaye école yi fa état bi def forage fa état bi def mu bëgg ko endossé naan sama bilan la c'est pas son bilan donc yooyu dafa nekk yoo xam ne vraiment xam nga man j'ai l'impression ba ma koy déglu keroog dama daan kii waxut ak waa Mboula fam ñenn ñu wax ne du waa Mboula mais Mboula ñi ko xam ñoom xam la mu fay def ci Mboula commune ba sincèrement parler am na yoo xam ne di ko wax sax yàq sa wax la. bilan bi mu def li mu liggéey bokkoo ci kon. mais man gisuma lu mu fa liggéey man naa li wutoon mooy wan naa la fii ay projets yoo xam ne amoon nañ ko pour développer Mboula malheureusement man j'ai pas pu le faire mayu moo fu ma teg sama tànk bi ci des mooy wax ne fii ne man noonam la noonu la ma jàppe fan ci fii Grand Yoff fii ci kër gii le 10 mars 2018 daje bi ma lay wax ni nga xam ne El Hadj Cheikh sama rak moo ko dox bañ def ko fii moo ko wote woon fii keroog fi lay wax pour jubale leen waaw mais keroog fa la wax joo xam ne ji man ba ma fa jógee mais nag seen problème yàgg na de ma ne keroog fa la wax joo xam ne ji moo ci boppam man sa laa jógee ne suur naa mais ñëw ba sa kër di wax loolu également bon billahi lazi la ilaha illa huwa say ñeeg mi ngi ma ngi nay toog sama grand bi na wax ni dama nga laaj nee na noonu la ma jàppe parce que damay ànd ak ay noonam kon dina ma xeex dina ma daaneel dina ma fagagal dina def ba nga bay politique tuddul baat boobu waaye da nee na dina ma fagagal xam nga loolu dafa garaaw nit boo jàkkal ne ko dinaa def la waaye yow mbate yow yaay yàlla man boobaak léegi maa ngi sant yàlla baax a baax yëguma dara sama yaram maa ngi avancé comme macha allah dégg nga moom tuuti na trop ci naan daf may daanee wala daf may fagal bi ci des mooy xam nga nit xol bu rafet rek moo am solo bi ci des mooy foo toll del wax dëgg mais nit ñi nelawatuñ gëmatuñ. alors mais en tout cas commune bu Mboula bu fekkee ne jàpp na ne tey jii la Aly Ngouille xelam gën a war a mën a dal wala APR parce que moom en tant que maire depuis ba muy nekk PCR ba tey moo fay gagné donc voilà APR moom amatul benn jafe-jafe foofu. man daal APR sama yoon nekku ci. APR sama yoon nekku ci. sama yoon nekkul ci APR moom la muy defal Aly Ngouille Ndiaye. mais El Hadj Cheikh dem du APR nga bokk non. man bokkuma APR. mosoo déclaré ne dem nga APR. maa ngi ñëw yëpp naa ci ñëw sama yoon nekku ci APR sama yoon nekku ci la mu dig Aly Ngouille Ndiaye loolu c'est pas mon problème xam nga man lu ma amal solo mooy yoon bi ma jaar Mboula laa dëkk je suis le premier bachelier de Mboula yàlla moo ma teg sar samay mag samay baay wóolu ma samay maam wóolu ma ñu dénk ma responsabilité samay mbokk wóolu ma ci ne am naa lu ma mën a contribuer ci développement gox bi lii moo ma waral ma dugg ci politique bi sax avant loolu doon naa ko def waaye pour dama yàgg su ma jaaree dinaa ci mën def li mais li ma gis tey mu xew fa te ku mel ni moom nekk fa di orchestre bi noonu moo tax mu suur politique suur lépp ci côté bi mel noonu. alors mais léegi ñoom Sayer bi ñu koy wax lu tax jàppale woo leen ci parce que ñoom Sayer moom yàgg nañoo wax émission bu ma ko dalal ñu jàpp na xëy na doxalut yow lan moo tax jàppale ci woon ñoom Sayer booba parce que jamono ji da nga ko doon ŋàññi moom taxawaayu Sayer ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci affaire foofu. non Sayer mosuma ko ŋàññi Sayer lu ma koy ŋàññi man Sayer si xama lu ma koy ŋàññi
yow da nga xamul man Sayer sama jarbaat la Sayer du ma ko gañ Sayer ma ngi cee def lay pëdd ak na ma ko dégg na ma koy defee loolu moom moo ko xam Sayer man la may jéem a def mooy mbuule dinaa ci ñëw léegi jàmm am suñu diggante déggu am suñu diggante ñu mën a liggéey mbuule. mosoo leen réeroo yéen ñaar. Sayer réeroo bi mooy peut-être bokkuñu boor politique. waaw mais émission bi li nga wax ci émission bi ci Sayer jëmale ko Sayer bi coow li amee ci wàllu suuf si moom position bi mu ci jëloon nga ne waxoo ko loolu lépp waxoo ci moom mosoo leen réeroo. mais loolu gis-gis la bu ko neexee mu ne àndu ci bu ko neexee mu ne àndu ci Sayer kay naka jekk Sayer ba ñuy wotee keroog moom ñu wote woon kon si la bokk donc Sayer position bi ci côté suuf si loolu ñëpp xam nañu ko légitimement mais quant à maintenant man ma dal ci kawam parce que bokkuñu position loolu mënut a nekk man Sayer soxla ma dal ci kawam. d'accord Sayer la may wut mooy am jàmm ak moom. alors nga ne bokkoo APR. bokkuma APR. naa la leeral tey xam nga bi ñu defee élection 2014 yi ma nekk adjoint au maire xam nga dafa am lu am mooy ne man ñaare sama position politique dafay am jeexital ci wàllu doxinu kër gi maanaam ñaare pouvoir bu fi nekk su ma ante ñoom rek su gàmm gi ñëwee wala genre yu mel noonu moom lañ teg bët. léegi nag loolu ñoom grand yi def ci constat sauf nag Djibo Ka moom mus moom kàttu URD mais Djibo Ka fu mu mas wax ci mbooloo nee na Cheikh Mbengue sama xarit Djibo Ka saa yu masaan am gàmm dañuy recevoir te lu ñu bëgg mu defal ñu ko te benn coono ca moo tax c'est le meilleur ministre du département de Linguère de par ses fonctions par sa stature par jikkoom Djibo Ka du fayantoo Djibo Ka du xeex Djibo Ka ñëpp la defoon bopp comme moom. en tout cas wuute nga ak Seck Goriba de mi jàpp na Aliou Ngouille moo le meilleur ministre du gouvernement de la Jolof a eu à connaître les fonctions qu'il a occupées ministre des Affaires étrangères ministre de l'Intérieur ministre de l'Éducation ministre du Plan ñaata nit ñoo nekk fonctionnaire te yàlla ak Djibo Ka niveau Jolof ba ci moom muy tey. xam nga Aliou Ngouille li ñu koy ñaanal yàlla na fi nekk pendant 40 ans nekk ministre man loolu laa koy ñaanal mais tey mooy le ministre bi ñun xam nañ lu tax mu wax ko moom la tax muy tagg Aliou Ngouille ñun xam nañ ko. non ay réalisation nee na la base wu. lan la fi def Aliou Ngouille lan la fi defagum. ci Jolof. waaw. loo xam ne ni Djibo Ka def ko. waaw lu tax ñu ne mooy ministre. lan moo tax mu wax ko mi ngi def lu mu mën. Aliou Ndiaye mi ngi def lu mu mën. lan moo tax Gori Ba wax li ni mel kon. c'est pour am Aliou Ndiaye moom calculam yee mooy élection yi di ñëw ku koy jàppale pour mu faluwaat c'est tout. ñaari at ñoom ñu nekk fii ñuy organiser gàmm gi Aliou Ndiaye di joxe participation benn année 2015 bi ñu jub élection bi ñu jub gàmm gi il paraît que dañ ko dafa am ñu ko wax ne ko yow Mboula seen gàmm gi waroo faa def dara parce que porte parole fa nekk ànd ak yow alors bi loolu amee il paraît que ci li ñu ma wax mu bëggoon topp ñooñu mais sama sœur jeegaan il paraît moo ne ko loolu bu ko def parce que El Hadj moomul gàmm gi bi ci des mooy bàyyil ñun après dinañ waxtaan ak moom après si lañ ñëw le même jour du gàmmu si lañ def délégation fekk ma sama salle ñu ne li ñu bëgg mooy bu gàmmu gi passé dañu bëgg nga dem ànd ak Aliou Ngouille Ndiaye mënuma leen ko bañal donte gëwuma ko woon parce que man politique bi comme ni ma la waxee Idrissa Seck ñëw na ba Mboula seet si ma ba ma demee ba moom ci boppam façon bi muy doxale ni ak politique bi ni muy demee ma ne gars yi damay bàyyi politique ci noonu la lii ñëwee ma dem ànd ak Aliou Ngouille Ndiaye. kon boo fekkee Aliou Ngouille Ndiaye say njaboot ñoo tax. yàlla ak sama grand bi la moom kay bu la neexee mën nga ko interroger ba pare. mais gëmoo ko woon quand même. keroog non gëwuma ko mais xam nga. gëmatu woon politiquement quoi ni mu doon doxalee. xam nga ma wax la benn affaire xam nga dafa benn borom xam-xam bu ñu wax Max Weber ci benn téere bu ñu wax la savant et la politique da ci indi képp kuy politicien war nga ko jàng dafa am lu ñu tuddee l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction xam nga nit da nga def benn affaire nga nekk ca parce que sa gëm-gëm la wala nga def loo xam ne lii responsabilité ko sa ko moo tax nga gëm ko lii mooy différence bi man c'est par éthique de responsabilité que laa demoon ànd ak Aliou Ngouille Ndiaye keroog bi ñu ànd man ak moom ñett lañu man moom sama grand bi moo ma jàpp ci loxoom ñuy toog sa bureau mu waxtaan ma posé ko samay condition mu nekkoon yan ci tënk. ci tënk mooy li ma ñor mooy sama kër maam lu kër diin di am nag Mboula am Mboula ci boppam commune Mboula man sama problème bopp
musuma ko wax Djibo Ka sama xarit la woon musuma ko wax Idrissa Seck ñëw na bu mbula seet si ma musuma ko wax Habib Sy toog naa moom ba tey musuma ko wax man yii ñoo ma intéressé woon keroog bi may dem Aly Ngouille Ndiaye am naa moom ñetti audience yoo xam ne man ak moom rek ay yàlla yóbbu naa ko 3 projets keroog gis nga projet extension courant Mboulé mi ngi nii ça fait un montant de 17 millions 16 millions dama bindi lettre ba tey ministre énergie fi jaar yëpp ku nekk ci boppam répondre ne dinañ joxe instruction yi gis nga bii kii Samuel Sarr la xam depuis Samuel Sarr ñii di ko topp ba Sénélec def étude de faisabilité bi def devis bi bu nekk un montant de 16 millions ba may dem kër dama ne ko dama ko yóbbaale ne ko dama bëggoon nga jàppale ma ci ba ma ca toogaatee man dama wax carrément ne moom Linguère defuma seen extension réseau kon beneen dëkk mënu ma ko dama koy def lii la ma tontu keroog. moom Samuel Sarr. non moom Aly Ngouille moo tontu lii waaw. bi ci des mooy demande d'audience kër gi gisanteeg Macky Sall loolu yóbbal naa ko keroog ak beneen projet boo xam ne bi c'est un projet de 46 millions mi ngi nii ba may dem keroog yóbbal naa ko yooyu yëpp pour bëgg rek ku ma jàppale ñu mën cee jàppale suñuy mbokk donc man projet baa ngi nii mi ngi nii yii ñoo ko élaboré donc man ba may ànd ak Aly Ngouille Ndiaye yii moo taxoon ma ànd ak moom laa ñëwoon pour jàppale ko ñu collaborer parce que man ku may ànd ak collaboration lay ànd ak yow. alors léegi boo ko doon évaluer nga ko doon natt par exemple sa collaboration avec Ali ak li nga doon xaar ci moom fan nga koy tënk. non gisuma ci dara déception la jur ci man ba moo waral ma jël samay responsabilités sama ànd ak moom ma yemale ko fa. nga yemale ko fa dagg ko. waaw. moom APR yëpp donc. mais bien sûr parce que man APR pour man nekkul Aly Ngouille Ndiaye moo nekk man Aly Ngouille Ndiaye laa gisoon man dewuma adhéré ci APR pour am carte parti wala demee noonu non man Aly Ngouille Ndiaye laa amoon intention jàppale ko ànd ak moom ñu collaborer mu jàppale ñun tamit ñu avancer suñu gox avancer suñu dëkk lii moo taxoon man may ànd ak moom man sama bopp taxul mais pour suñu sama kër maam sama kër gox projet yu ma am mu jàppale ma ci ñu defar suñu dëkk defar suñu gox lii moo taxoon ma ànd ak moom. oui mais léegi nag li fi xew loolu laa bëgg nga xam ko pour ma wax la li tax rupture bi am. rupture yi ak Aly Ngouille Ndiaye. waaw xam nga élection législative yi passé man première réunion d'investiture bi pur convoqué dañ ma caa convoqué. bien sûr loolu bëgg naa see ñëw ba say vocal sax ma jot ko. di nga xam lépp. man ko say vocal sax jot naa ko. waaw daam man li may wax sama affaire amul nëbbu man dinaa leeral lépp de A à Z. ma bokk ca fële Irchad ñu proposé pour ma nekk candidat pur au niveau département Linguère dégg nga bañ ma ko proposé affaire bi diis si man ndax déglu baax li ma lay wax xam nga lu ma intéressé man déggoo biir Mboula cohésion sociale parce que dafa am fu ñu jaar fa mu tam Mboula métti woon trop ñàkk déggu ñëpp dox ci ay tànk ba loolu am xam nga man daam damay wax donc benn anecdote xam nga am na benn année xale yu organisé benn sargal boole ma ci si ñi xam ne ñu ngi taxaw ci dëkk bi la ko jiitu jour boobu gars yi dañoo def julli Korité bu ñu jullee ñu Korité ñaari mun fi lañ commencé def ñaari jumaa yi léegi nag ndagate gars yi ñoom dañoo leen intention jullee fii ñoom mbengeen ndagate ña ngi may xalab ñu ne waaw kay El Hadj Cheikh moo fanaan si rek def ñaari julli yi fekk man année boobu fii laa jullee ba ñu waree def sargal bi ci keroog ci biir waxtaan wa ñu di ma baal wax ma ne waaw lu xew si lañ may reyal ne la veille dafa am benn réunion boo xam ne bii Amadou moo leen leeral ne leen El Hadj Cheikh li ngeen koy dugal def ci daal donc xam nga kon man ku mel ni man kon dafay moytu parce que yow bu fekkee ñàkk déggu am na rek dañuy jàpp ne yow yaa ngi à la base surtout Mboula ndax man yàlla moo def loolu. alors législative pure waaw maa ngi ñëw dama la bëgg a expliquer rek si li ma la expliquer rek dama ne la man Mboula mu nekk benn mooma ñor. gis nga nag déggoo boobu bañ a yàqu bokk na ci li tax ma gàntal candidature pure. waaw parce que boo ko nangoon day gën a yàqu. non dama yegg su ma ko nangoon Mboula am ñaari tendance yu dem ci législative campagne bi mu mën naa am juraat problème parce que xam nga normalement sax warul jur problème nit ñi ñii bokk bi parti ñii bëgg ban parti mais Jolof seen man téléphone toll loolu laa doon daw bi ci des mooy Alaaji Mor mooy sama mag moom rek laa am ci àdduna dafa am lu ma waxanteeg moom mu ñaan ma ko ma ne ko dama koy def te mooy jàppale Aly Ngouille Ndiaye xam nga élection législative yi du élection wu rek élection nii kuñ ci gagne sa département Macky Sall mooy nga wax ngay wàcc donc moom ñu jàppale bu mu gagne département loolu bokk na ci deuxième fait troisièmement fan la yàlla def an yéen nekk candidat imaginez man su ma nangul sama candidature an yéen di campagne fi may campagne fii lu muy jur ci famille bi ñett yi tax na kenn ku jege Serigne Moustapha Sy député la Assemblée nationale
moom laa toog pendant 2 heures temps expliqué ko sama situation suñu situation dëkk situation yi muy dund porte-parole kër gi ma nekk yooyu yëpp ma expliqué ko mu d'accord ceeg man dem ñaan leen nañ ma bañ a def candidat waaye li ngeen ñu ngi may dégg parce que ñu déglu sa émission bi waa daayira bi nekk foofu bi loolu amee campagne électorale bi ñëw man yàlla xam na ne dama daan def chaque week-end parce que man amoon permission chaque week-end vendredi laay jógee Dakar pour dem am fa 2 jours ànd ak ñoom campagne parce que année yi moo ma ko jaral sama xaalis laa daan jël di passé au moment où xaalis bañ leen joxoon ci campagne ñu détourné ko parce que Mboulé. ñenn ñoo ko détourné. Mboulé moom la maire. Goriba. waaw moom la maire. xaalis boo xam ne le ministre moo leen ko joxoon mu détourné. bien sûr parce que Mboulé dafa am lu fa amoon mooy bi ñu nee élection ñoom seen bopp dañoo jubawut comme dafay am tout chaque fois bu ñu créé comité électoral bi ñii ne dañuy def seen campagne côté bi def seen programme moom mu def programme ak ñi mu ànd ak ñu ne loolu mënta nekk ñaari comité ñu dem Linguère bañ demee Linguère ñu waxtaan Aly Ngouille xam ne moom mënta finance ñaari comité nañ jéem a déggu léegi bas wax ñu nañu waxtaan ñu ñëw ñu waxtaan ba ñu yokkal Mboulé li nga xam ne moo dee ci wàllu 5 millions ñu kii ko donc Mboulé moo ëppoon lu mu kii moo ëppoon lu ñu ko joxoon ci wàllu lu muy financé seen campagne mais man dama doon def chaque week-end ma ñëw année yi am na benn jour boo xam ne maa ngi fa ñëw keroog 23h xaw ma mu yor oto yor ma donc man loolu laa doon def. waaw mais ñu bëri dañu jàpp ne tamit xëy na loolu moo tax le ministre Aly Ngouille Ndiaye xëy na il paraît que amul confiance de trop ci yow. waaw loolu ay rumeur la. mais yow ndax yow exactement yaa ngi ko. mais non xam nga dama dégg ñu ne dama dem dañu ma filmé ma dem meeting Pire dafa jël kàddu. di campagnal Pire. waaw loolu la ñu wax. di ko nëbbu Jolof mais di ko campagnal fii si Grand Yoff. loolu la ñu wax mais xam nga loolu bañ moom ba ma déggee ñu ne moom ci moom la jógee xam nga ci moom la jógee mu den nag franchement xaw ma c'est là que demandé audience pour gis ko mais audience yi dama ko demande 3 fois mu ne ma xaaral dinaa la woo dégg nga de lii moo waral ma ne nag man du ma daw ci gannaaw kenn am na sax ay mbokkam parce que moom entourage am ñu bëri samay waay lañ ñu bëgg cee dox na ma daal nañ ci nanga may leen non ba jëru ko bàyyi leen ñun bu ko dee man ma dellu sama pur ga ma fa xam ne fa laa bokk naturellement ma dem foofa bàyyi leen ñoom ñu nekk si liñ nekk. alors kon El Hadj Cheikh Pur la bokk. Pur laa bokk mi ngi nii demoon naa démb investiture mi ngi nii. El Hadj Issa Sall waaw. waaw Issa Sall. centenaire fële. démb fa laa demoon démb. mais sëriñ bi nag ñëwutoon de Moussa. sëriñ Moussa mujj ñëw dafa mujj yeble. yaa ngi dégg donc man si lii laa nekk. man damay lan leen bañaloon nangul nga leen ko léegi dans le département de Linguère yaay coordonnateur Pur. déedéet lu ma coordonnateur bi am na ku ñuy wax Biram Mbaj moo fa nekk mais nag man daal maa ngi fii laa bokk naturellement maa ngi fi am sama jàmm ànd kook samay mbokk ñu bëgg ànd ak man jàppale ñu ànd def suñu politique ñun duñu xuloo duñu xeex duñu jéem a liggéeyante duñu jéem a def kenn dara présidentiel Pur ngay campagne ñu insha allahu taala ci lu wér sax bu soobee yàlla donc lii élection également candidat ci local 2019. non local 2019 moom je n'y pense même pas c'est pas mon problème. mais pourquoi mais mënoo défier le maire Goriba parce que ah ñu bëri ci internet yi laaj nañ ko ah. waaw c'est-à-dire man intéressé wu ma c'est-à-dire xam nga moom li tax mu bañ ma. mais bañ diis na de. mais yow Dame ban lan laa ko mu tudd leneen. xam nga Dame su taxawee di ma accuser mais Goriba man je ne comprends pas. Goriba lan laa ko def. man xaw ma lu ma ko def ba benn haine bi ma jëmale ci man xam nga yow keroog bi nga ko laajee affaire CSB sax dafa saaga ne day fen ku ko wax parce que moom bëggul ñu ne rek maa def fii dara wala mën naa def fii dara mais je ne comprends pas yow yaakaar nga ne man sama personnalité may na ma ñëw ci ay meeting mooy naan lan leen yuuxoo leen Goriba. yow sëriñ. mais non du ma ko baal bët que salatu du ma ko baal ba ilaa yu mi di lim may tuumal lim may tooñ ak lim may yoreel même ci xaalis du ma ko ci baal dara ba ilaa yomi diin. góor li mu la yor si xaalis. maa la ko wax. du ma ko baal ba ilaa yomi diin. xam nga mbuule xale yi ñoo ko sànni xeer. non sànniwuñu xeer mais dañ doon sànni xeer xanaa xamoon ne mbuule ñun xale yi dañ doon yàq meeting bi ay xeer lañ dajale woon ndagate pour ñu ko jur. mooy ba fay maître kat di ñëw. waaw moom Mbaye yuuxoon nañ ko fa man nekkuma fa woon mbiyeen yuuxoon nañ ko man nekkuma fa woon man Goriba jàmm laa ko yéene teraanga laa ko yéene mais moom daal man lay bañ a gis bokk ci rek samay mbokk la nekk nag macha allah lu mu jëm man mi ngi koy def pour yàq sama diggante ñoom. alors mais déception yi nga am yëpp. franchement fenn El Hadj Cheikh Mbengue ne da ngay teg ci suuf wàllu politique to non loolu waxuma ko fenn xam nga gis naa Abdou sax li ma ci Abdou di inquiété yow di wax ne même waxuma ko fenn xam nga ñoom sama tekkaaral boobu ak lii moo leen xaw a jaaxal parce que man bi ma ajee Makka ba ñëw ba léegi avant may dem sax parce que comme que man coow yi dafa bëri mënu ma amal njëriñ sama gox ndax contrainte yi fa am xeex yi fa am tout ça si la démissionné bàyyi leen ñoom ñu continuer ma am jàmm ñoom ñu continuer seen liggéey. alors ñi nga àndoon ak moom da nga leen di xelal dañoo taxoon mouvement wala da nga leen dem leen fu leen neex. non c'est-à-dire man xam nga Dame yàlla mooy def ay nit di ma soxla di ma woo parce que Djibo Ka benn jour woo na ma pour ma ñëw seen parti moom mi xam ne dara ñu mosoo xam nañ dara. Yordé
Idrissa Seck noonu Habib Sy noonu mais man du ma politique man li nit ñi xamul mooy man du ma politique man kenn mësuma gis may nekk ci àll bi bu dul élection man di wër di wut ay militants yi demee noonu du sama affaire man nit ñi damay ànd yow ci ngor ak teranga ci ñuy defar suñu gox ku mu bëgg nga ñëw ku bëggul nga seetlu ne nga dem ca mais man du ma xul du ma campagne du ma do moo tax li ma gëm nii laa gëm comme doy nga ànd ci ban comme doyutee mën nga seetlu ne nga dem ca. alors moo tax xëy na ñu bëri jàpp ne sa vision ak ñi nga ànd ak sa daanaka léegi day am problème doo leen tàggu booy démissionné loolu tiit bu boobaa day am problème. waaw démission bi am na ñu metti am na ñu ma ko reproché. te yëgaloo leen quand même da ngaa dem te yëgaloo leen. dëgg la loolu mu dëgg la moom parce que xam nga c'est une décision que j'ai purement mûri mais dama xam ne su ma leen ko waxoon kenn du ci d'accord mais man xamoon naa ne mooy solution bi parce que saa waay bu fekkee doo bëgg liggéey rek man dama ko gêné ci commune bi ma bàyyi ko mu liggéey ak ñi mu déggoon soo bañee jib man ma nekk sama jàmm sama mbokk nekk jàmm. xam naa tontu 30 secondes ndax internautes yi tamit ñoom itam dañuy suivre émission bi te bëgg nañu ñu daal di ci alors précision ndaw Mboula certainement xëy na xam nga ko lan la Mboula commune bu Mboula bénéfice yu ci gouvernement bu président Macky Sall. gisuma ko parce que ñun la fa nekk yëpp avant Macky Sall ñoo lañ ko amoon xam nga wax na ci wàllu ma tontu wàll ji mooy li mu wax ci wàllu extension réseau bi effectivement extension réseau bi man maa ngi koy dox depuis des années extension réseau bi information bi ma koy xamal rek mooy xam nga man dem naa ba Azer xam nga Azer Mamadou Aziz Ndiaye jabaram fa la nekk Khady bi may lijjanti courant Mboulé moo ma ci doon jàppale xam nga ñoom seen kalaag yi ñi ma soxore iñaane man nañ xam ne Mboulé la ma fay def ñoom kenn def ko ñoom te kenn du ko def courant Mboulé maa ko lijjanti ba mu ñëw Khady Azer sedd la ci Mboulé seen téléphone ba tey ku fay wuy téléphone yàlla nga mën a tax Abdou Dior Ndaw mi nga xam ne bokk na ñi may xeex tey boo demee tey laaj ko keroog ba gars yi waree ñëw foofu pour implanter antenne bi ñoom laa ko boolee pour que mu wax la fu ñu koy def yaa may dégg. léegi réseau bi Mina benn ONG bu ñuy wax Mina moom moo ko gagné ça fait maintenant presque 1 an xaw ma lu tax ba léegi ñëwuñu même directeur technique bi jokkoon na ak moom pour wax ko ñu ne dinañ ko defar mais ba léegi defuñu ko. alors oui Sémou Ndaw journaliste moom itam wax na ci lu jëm ci culture maraîchage bi nga xam ne bi am na mais certainement waxtu bi ñu may ñu développé ko lépp Serigne Ndiaye Ngoyane moom itam laaj na ci doon xeex nit ay démb ci APR tey xëy na nga bëgg a àndaat ak ñoom leer nga ko ne ko pire nga bokk léegi bokk APR. yaakaar suma xeex APR kay ki leen doon xeex moo ñu ànd ak ñoom tey mais man APR mosuma leen xeex. alors ban conseil mu ne ngay jox jeune génération politique. waaw li ma koy jox mooy na ànd ak ngëmam lépp lu muy def na ci ànd ak dëggu ànd ci ngëm xam ne moral ak politique dañu war a cohabiter politique ça ne pas di ku ci nekk da ngay fen di wor di wërëj di yàq deru nit ñi diviser pour régner ça c'est pas la politique. man loolu laa koy digal moom. li mujj fenn mooy for nañ tamit ci bay ne yaa ngi lijjanti li nga xam ne mooy ay centre informatique boo xam ne bii xëy na yaa ngi ci projet bi loolu ti lu am la. oui bien sûr lu am la parce que man xam nga man Dame yàlla daf ma nattu ci Mboula yàlla daf ma nattu man nit bëgg ma fa nit bañ ma fa man daal mënuma toog te bu ma yaakaar ni lii baax na ci dëkk bi ma lijjanti ko andi ko loolu moo waral samay xarit lañ France lañ nekk Noisy-le-Grand lañ dëkk normalement war nañ fay ñëw pour ñu tabax benn salle informatique au niveau de Mboula donc bi ma demee week-end bi waxtaan naa ci gars yi ñoom saa yi rek ñoom ñëpp waxtaan naa ci ñoom parce que pour ñoom ñoom jàpp ci parce que man loolu laa bëgg ñoom nañ ko bàyyi xel politique bi benn affaire la mais liggéeyu dëkk bi beneen affaire la. ku mel ni Sayer heureusement li xew ci côté am pression yeeg pour mu bàyyi maag yëpp xam naa yëg naa yëpp tout waaye man la ma intéressé mooy c'est un enfant de Mboula très déterminé taxaw man li ma bëgg mooy nañ ànd defar suñu dëkk moom laa koy wax moom laay wax Abdou Khedi moom laay wax Lamine Mbaj moom laay wax keneen ak keneen ña fa nekk yëpp nañ ñëw defar suñu dëkk commune bi tamit ñun ñoo ko moom. nañ taxaw defar suñu commune xale yi def nañ fi ñaari réunion fii avant man may dem Makka pour que ñoom ñëpp nañ taxaw wut ay projet wut ay la ñuy defar suñu gox moo gën coow li parce que politique bi en fait ban njëriñ la ñu amal man c'est la question que je pose. am nañu ay forage de. mais forage jërul xeex forage état bi allah kulli il faut mu def ko te forage dafa nekk sëñ bi bëgguma ci waxaat sax sama waay jàpp ne dama koy attaqué. mais parce que am na régime yi fi jaar defuñ ko buñ ko fi dee kay. waaw non forage fa nekk nañ ko fa defee man am naa ci lu ma ci mën a wax mais su ma ko waxee tamit dama koy kii mais am na lu ma ci mën a wax ci façon bi mu koy defee moom le maire. day tànn fu ko neex. mais yaa ko tudd. mais ça day tànn fu ko neex. yaa ko tudd l'essentiel daal mooy xam nga li am solo mooy
ñun ñëpp dañuy dem te dootu yàgg Sidy Lamine Niass exemple la ci kon nañuy wax lu baax te di ko def rafetal suñu diggante rafetal suñu xol yéenante jàmm xam ne ku nekk la ngay am kenn mënu la ko xañ yàlla moo la koy jox man góor yi ba lu ma bañ lu yàlla wax ni dama koy am dara la ci mënu dara. très bien ñu bàyyi la nga tàggu El Hadj Cheikh amoon nañu mbégte dalal la parce que waxtaan wi yaatu na lool te am na lu bëree bëri loo xam ne bëggoon nañ ko wax ndax fi mu toll nii loolu moom xëy na da ma ko may vraiment beneen jëmmi jamono parce que def nga ay conférence yu bëri yoo xam ne si jëm na ci wàllu jeunesse wàllu violence gis nga li nga xam ne mooy néegu sëy yu yëngu yi violence bi nga xam ne moo am loolu lépp xam naa du xaj si aw waxtaan mais incha allah rabbi yeneen jëmmi jamono am naa njort ne bu ñu ko yàlla mayee danañ ko jagleel aw waxtaan wu yaatu parce que tamit actualité la. xam nga li ma ci war mooy communication xam nga problème yi am yëpp mooy manque de communication. këyu sëy yi penc mi li fi am yëpp mooy ñàkk a waxante ak surtout ñàkk a waxante dëgg parce que li am solo mooy dëgg yàlla moo ko moom nañuy waxante dëgg ku nekkul ci dëgg ñu nekkul ci dëgg lii mooy dëgg moom la yàlla bëgg lii moo rafet. waaw d'accord ñu bàyyi la nga tàggu ñu doon déglu. loolu daal laa amoon lu ma ci doon wax vraiment di la sant di la gërëm bu baax a baax man daal en tout cas maa ngi sant ñëpp sant samay mbokk sant sama waa kër maam. sant ñi am ci ñun yaakaar te di ñaan rek yàlla na yàlla def jàmm ci élection yi ñu dëgmal yàlla def ci jàmm processus électoral bi mu leer ku gañe ñu xam ne yaa gañe suspicion yi am yépp nañ ko jéem a lever moo gën maa fi toog kut ko kut loolu amul njariñ parce que nag li xew barki dem ci Bongo Ali Bongo am njàng la kon nag président Macky Sall na fexe ba bu mu mujjee poussé bu mu réer na fexe ba ñi fi jaaroon bu ñu ko gën a rafetlu nekkin nguur am na solo trop waaye li am solo mooy am nettali bu rafet mooy li nga xam ne mooy li am solo kon nag côté boobu man loolu laa koy kii ministre Aly Ngouille Ndiaye tamit yàlla def na tey mooy nekk ministre département bi man day jàmm laa ko yéene ak teraanga yàlla def na ne peut-être xaw ma lu xew ñàkk déggoo gi am na waaye daal li ma xam ba xam ko mooy jàmm laa ko yéene bu ma sañee te mu nekk tey ministre 40 ans loolu laa ko yéene de yàlla mi nga xam ne moo ci nekk parce que yàqaluma dara nag waaw mosuma defal dara waaye ak nekkam fi daal avancé tamit confiance bi Macky Sall am ci moom mu yokk wax naa ko daaw bi ñu dajee suñu réunion bi ñu mujjoon ci ngam yooyu yëpp defe naa ne fierté wu Jolof la kon maa ngi koy ñaanal loolu laa amoon lu ma ci doon wax ngeen bal ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam ñu koy gërëm mbokk yi di ko sant baax El Hadji Cheikh Mbeng moom doomu Mbuula la nekkoon premier adjoint bu commune bu Mbuula gannaaw bu mu démissionné moom xelam màcc na ci lépp loo xam ne jëm na ci li nga xam ne moom mooy wàllu njàngal xale yi ak aar leen ci ministère de la justice daanaka sax fi la nekk jamono ji ñu gërëm ko bu baax moom itam yor kaddu ki nga xam ne kii rek moom mooy muxaddam bi di El Hadji Abdoulaye Mbeng bu Mbuula mbokk yi mu nekkoon seen émission Pencum Jolof ci Ferlo FM ak Jolof Actu Dame Ndiaye mu nekkoon ci kaddu gi ñu ngi gërëm bu baax mboolem ñi ñu doon déglu ci Ferlo FM ak ci Jolof Actu jàmm ak jàmm hade wada alfama cerno bayla filu bu bonja jaramo umar futu tal ko dala may seta